maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës ñi xaar bu baax li tukkee ci ndajeb conseil d'administration bu IPRES tey jii coow jub gannaaw di njiitu réew mi fale Amadou Lamine Dieng directeur général syndicaliste yi gis ne dañoo jalgati yi sax ci Khalifa Sall di wéyal nemmeeku yi muy amal ci këru diine yi gannaaw bi mu génnee kaso maire Dakar bi woon ma nga woon démb ca Kaolack mu xam ne li weesu na ko kanamam rek lay xool jamono ji ay jafe-jafe ca Touba semaine laata màggal gi muy jafe-jafe ci wàllum cet ak wàllu ndox ab ndaje jëm ci wàccaayu xew-xew boobu amoon démb ci njiitalu ministre de l'intérieur daañu ca xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yéenekaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne su leen ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak IPRES këru altraité gi tey jii nag conseil d'administration ba di amal ndaje boo xamante ne nag mi ngi am gannaaw coow loo xamante ne jib na bi njiitu réew mi tabbee conseil des ministres bi ñu weesu Amadou Lamine Dieng mu nekk léegi directeur bu IPRES wutu fa ka fa newoon di Mamadou Diagne Sy Mbengue waaye nag tabb googu ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci syndicat ca kër ga d'accorduñ ci ndaxte ne leen dañoo jalgati sart yi ci xibaar sax njiitu réew mi jot na dalal ñi di syndicaliste yi dalal seen xel ci ne nag palin gi daañu ko tegagum ci suuf Fama Dione. conseil d'administration bu tey bii dañu ko xaar bu baax mu mel ni nag ab pexe dina ca juddu crise ba ma nga am foofu ginnaaw ab décret boo xamante ni président Macky Sall moo ko signé tabb Amadou Lamine Dieng mu jiite institution ba ginnaaw bi nag ay ñaxtu daal di ciy am confédération nationale des travailleurs du Sénégal doon ñaawlu li ñu violé texte yi nga xamante ni moo yor boîte ba donte ni nag njiit la fa woon turam tuddoon nañu ko ci ab luubal bu njottoon ni amoon na fa te mu toll ci 400 millions. ci ay ticket restaurant ci fàttali texte institution de prévoyance retraite ak sécurité nee nañu directeur général ba ki ko mën a tabb mooy conseil d'administration ba kon mu mel ni conclusion assemblée générale bi nga xamante ni Racine Sy moo ko convoqué ñu ngi koy xaar bu baax waaye njottu nañu ni solution dina am ndax président Macky Sall dafa mel ni delluwaat na ci ginnaaw ci dogal gi nga xamante ni jëloon na ko ginnaaw bi nga xamante ni centrale syndicale yi menacé woon nañu ni daañu dem ci kanamu BIT di bureau international du travail. RFM rajo askan wi. 8h tegal ñetti minutes wéy ci xibaar yi wax ci leneen di mbirum Khalifa Sall moom maire Dakar bi woon gannaaw bi mu génnee kaso mi ngi wéyal tukki nemmeeku yi mu amal ci këru diine yi ci réew mi démb nag ma nga woon ca Kaolack kilifa diine ya fa nekk yëpp daal na dem nemmeeku ji leen Khalifa Sall yokk ci ne moom jamono ji li mu weesu na ko ëllëgam lay xool ñu déglu ko moom Khalifa Sall ci micro Ibrahima Diamé. ñu gërëm bu baax monseigneur Tine mi ñu jëkk recevoir ñu waxtaan ak moom sottanteeg moom ñu jóge fa daal di dem Kaneen fekk fa sama turandoo suma mag Khalifa Ababacar Kane ñu waxtaan ak moom saafanteeg moom ñu jóge foofu dem Medina Baye Medina Baye ñu fekk fa xalif bi Serigne Khalifa Cheikh Mahi Niass mu doon kuy ubbeeku ku baax ku ñu yedd ñu ci àdduna sas ñu ñaanal ñu gërëm ko bañ fa jógee ñu dem Léona Niassène ba ñu fa jógee ñu dem seeti ñu dem ziyaara ji Touba Ndorong Babacar Mbacké waxtaan ak moom li ñu ñëpp a yabe li ñu ñëpp a digal mooy li nga xam ne moom la ñu gëm ñun yàllaa ko defoon moo ko dindi jeex na bis ni ki tey loolu ma nga suñu ginnaaw fàtte nañ ko il n'y a pas de rancune il n'y a pas de rancœur nous passons à l'avenir et nous avançons. Nous avançons di kaddu yi Khalifa Sall di newoon fi maire bu Dakar moom Khalifa Sall nag génn kaso gannaaw njéggal bu njiitu réew mi naka noonu tam Karim Wade loolu moo ko génne woon njéggalu président Macky Sall gannaaw nag bi nga xamante ne Abdoulaye Wade ak Macky Sall gisante waat nañu ñuy wax jamono ji nag ne li ci nar a topp ñu bëri ragal ko mooy amnistie maanaam Karim Wade yoon faase lépp luñ koy toppee loolu nag forum civil àndu ci ndaxte nee na politiciens yi bu leen neexee mën nañoo juboo waaye nag alalu réew mi di téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti milliards yi Karim Wade war a fay alamaan na ko fay ndax alalu askan wi te soxla nañ ko Birame Seck moo wax lu ñu mel ñu déglu ko ci micro Abdourahmane Diallo. CREI yi mu baax mu bon parce que jàpp naa ne nekkul yittewu politique yi ñu def ay réformes comme nekkul seen yitte ñu def ay réformes li nga xam ne moo fi nekk te mu jël décision muy CREI yi mu baax wala mu bon nee nañ monsieur Karim Wade war nañu jox 138 milliards suñu principe mooy monsieur Karim Wade dafa ñu war a jox suñu 138 milliards te askan wi depuis 1960 ba léegi ñi ngi xool di xëpp seen bët ñi di commentaire
commentaire dafa doy ci ay ñii def nañ deal ñii waxtaan nañ am na protocole am na convention def tabaski dem na fa dabu fa uniquement pour discuter li nga xam ne mooy seen njëriñu bopp pas njëriñu askan bi ñu ne nag dafa doy que li nga xam ne dañu ko yoral ci xaalis ñu fay ko askanu Sénégal parce que dafa yomb trop nga nekk homme politique gérer mbir ñu ne yow tuumaale na la def nga nangam yor nga askan wi nangam nga ne kat non naa dem négocier su ma négocier kat yaa xam ndax damay joxe xaalis wala joxewuma xaalis ndax damay joxe sama liberté wala joxuma liberté ndax damay ñëw noppi wala noppiwuma mais ngeen waxtaan ba nga xam ne askan bi nga xam ne moom nañ jëlal xaalisam askan bi nga xam ne sa position nga utiliser pour am alal jooj noonu askan boobu noonu nga délaissé ko nga bàyyi ko de côté loolu moo fa war a jeex sinon kon buñ continuer nii mooy lan ab Sénégalais dana ñëw daan ne kat comme ñii kat dañuy négocier képp kuñ tumal xaalis kat nga dem négocier ñu amnistie la wala ñu jox la grâce wala ñu jox la également réviser de procès naa dem kees bi ñu ma jox dinaa ko këpp. mu newoon Birahim Seck di njiitu forum civil moo doonoon bi ka gànnuk RFM soir lu soxla wàllum politique ba léegi waa Pël Salis Konte ji ci alxames ci àllarba ji la ñuy dooraat seen yëngu-yëngu loolu gannaaw génnuk àdduna Ousmane Tanor Dieng boobaak léegi am na ñetti weer waa PS di amal tey seen ndaje secrétariat exécutif national ndaje boobu sax ñu ngi ko jàppoon alxames bi ñu génn waaye dañ ko mujjoon dàq gannaaw génnuk àdduna Doudou Sagnas newoon maire bu commune bu Biscuiterie 8h tegal juróom-ñaari minutes. wéy ci xibaar yi wax ci leneen mu jëm nag ci wàccaayu màggal Touba alxamis bii di ñëw lay doon fi mu toll ni nag ñu ngi ci wàccaayu mujj yi tax ba ministre de l'intérieur jiite démb ab ndaje ngir xool fu ñu toll ci matuwaay yi gis nañ ne nag comité d'organisation bi am na ay jafe-jafe yu mu yëkkati lu ci mel ni wàllum nag mbënd yi ak ndoxu taw yi nekk ci dëkk ba nag noonu tam ñàkkum ndox gi ni nemmeeku saa su ne bu màggal jotee yooyu yëpp nag ñu digg ci saafara Mohamed Diop. ay fan dox suñu digganteeg màggal bu Touba mbirum assainissement bi doon loo xam ne ëlëm na ñi fare comité d'organisation bu màggal bi ay yoon yoo xam ne kenn mënu faa jaar ay quartier yoo xam ne ndox mee ko nangu nekk na décor boo xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadre rafetlu ko dara moom mii di président comité d'organisation bu màggal bu Touba di sàkku ci yenn service yi bokk na ci ONAS wala AGEROUTE ñu baral seen loxo bu baax a baax. taataa yi moom bokk na ci li gën a jàpp loolu moom faw ñu yóbbante ci ministère bi ko yor mu gën cee góorgóor def ci yitte ndax mën naa ne mbedd yi ëpp ci dugub biir Touba kenn mënu faa jaar. ñaar fukki forage ak juróom-ñeent ñoo nekk ci diwaan bu Touba muy dëkk boo xam ne warul woon a am ci jafe-jafe ndox waaye nag jamono ji bokk na ci poñ yi nga xamee ne moo gën a tiital waa comité d'organisation bii. ndax réseau bi dafa yàqu ci biir Touba. ndax am na ci yoo xam ne 1960 dafa nekkoon ba léegi ni nga xam ne li ëpp ci ndox mi day delluwaat ci suuf ci ginnaaw amoon na lu juróom forage yu pan waaye ñoom bi ñu ko yëgee fexe nañ ba forage yëpp ngi dox fi mu toll nii kon wenn forage ci benn dëkk bu dëkk bu mënta am ndox kon am na lu ko indi loolu rek. muy jiite réunion d'évaluation bu màggal bi ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye andi na ay tontu ci njàqare yi nga xamee ne kilifa yi yëkkati na ko waaye nekk na ay ponk yoo xam ne teewul ñi nga xamee ñoo ŋànk comité d'organisation bu màggal bu Touba di wéy di am ay njàqare ci yenn poñ yi. Mohamed Diop Touba RFM. Mohamed Diop ci wàllum cet assainissement ñu wax ci plan Orsec nguur gi nag daal di woon ko tëral gannaaw taw yu metti yu amoon ci diwaanu Ndakaaru ba juri yàqu-yàqu ndox mi nekk fu ne daanaka léegi mu mat weer biñ ko taxawalee ci wàllum xayma nag ñi nga xam te ne ñoo ko yor xam ne nag lu jëm ci wàllum l'école yi téeméer ak fukk ak juróomee l'école la moo amoon ndox waaye fi mu toll nii fukki rek moo des yeneen yëpp daal nañ ngacc ndox mi ba mu jeex tàkk ki ko xam ne nag mooy lieutenant-colonel Pape Michel Ange Diatta moo jiite groupe opérationnel secours et sauvetage ñu déglu ko ci jokkoom Pape Bes ci baax. balaa déclenchement plan Orsec bi sapeurs-pompiers ñoo ngi woon sur le terrain ñoo ngi doon pomper après nag am na taw yu bëri yu ñëw bu ñu déclenché plan Orsec bi ñu am benn renforcement logistique notamment ay motopompe ak ay tuyaux ce qui fait que ñu mënoon yokk ñu point yi ñu doon pomper après nag bu école bi doon waaju ubbi ñi def quand même benn focus ci école yi donc am na benn CRD bu ñu organisé woon à la gouvernement
gouvernance pour rentrer des classes. Donc inspecteur d'académie ñoo ngi woon foofu ñu avait signalé environ 115 écoles yoo xam ne dafa taawoon donc ci 115 yi léegi pratiquement une dizaine ñoo ci des ci 10 yooyu pratiquement problème bi lan la mooy fu ñu nekk ci ay bas-fonds la ñu nekk donc dañuy nekk ci benn quartier nekk ci bas-fond bi donc c'est-à-dire que doo mën a pomper ne école bi rek laay pomper tey sooy pomper pratiquement ndoxu koñ bi yëpp ngay xëcc donc ce qui fait que yooyu il nous faut encore des délais c'est vrai que ay efforts yu bëri defoon nañ ko juste pour mën a permettre ubbi tey jàng tey bi malheureusement gis ngeen ko ci jour bi même dafa amoon ay taw donc ce qui fait que liggéey bi yëpp dañ ko recommencer mais là tey bu ñu defee le point y a que juste ces dizaines d'écoles là ñoom ñoo des am na yenn sax dans les banlieues traité woon nañ ko ba pare pour quartier aussi quand même on a eu des résultats quartier yu bëri quand même jot nañ ko libéré am na quartier yu bëri quand même yu des notamment dans la banlieue mais yooyu soo xoolee yu bëri problème assainissement mais n'empêche sapeurs-pompiers yaa ngi foofu di quand même ak seen équipe yi di def tout pour jéem a libérer ces zones là du yomb nag parce que comme na ni météo waxaguñ ne que taw bi arrêté na et quand même sapeurs-pompiers yaa ngi foofu 24 heures sur voilà pratiquement tous les jours pour mën a def liggéey bi. mu nekkoon lieutenant-colonel Pape Michel Ange Diatta bokk ci brigade nationale des sapeurs-pompiers jiite groupe opérationnel secours et sauvetage dem ba Popenguine Ndayane foofu nag askan wa ñoo taxaw lànk ndaxte nee nañu port bu Ndayane lañ bëgg a yokku jël seeni suuf lu toll nag ci 10,000 hectares ak ñaar jox ko Dubai Port World waaye ñoom nag leneen loolu du ci dal tax sax démb ñu amal ab toogaanu ñaxtu ci tooy Abdourahmane Diallo. ñi dëkkee Popenguine Ndayane seen gox boobu la ñu jógee ñëw ba Mbour rekk ngir ñaawlu li ñu bëgg a jël seeni suuf ñuy xamle ni 1,2 ak 200 hectares yi nga xam ne moom la ñu bëgg a jox waa port bi ànduñu ci ndax projet bi gën gaa bari 100 hectares doy na ci. Alioune Ndoye kenn la ci comité d'initiative pour le développement de Ndayane. Dubai Port World bi xam ne mooy promoteur portu Ndayane bi ba mu ñëwee di def forum de quartier dem na ci quartier xamal nit ñi ne port bi 600 hectares lay occupé ministre Omar Gueye ministre de la pêche ñëw na fa rappeler ne port bi aussi 600 hectares lay jël du ko passé ñun dañu xamul kon nan la ay fonctionnaires yu jiite service état bi mën a xëy ne port bi sur 700 hectares lañ koy def wala 1200 hectares loolu moom duñ ko bàyyi mu jàll tey duñ ko bàyyi mu jàll suba. lu ëpp ñaari at a ngi nii ñu dëkkee Ndayane di xeex ngir ñu bañ a jël seen suuf soosu jagleel ko pooru Ndayane bi waaye bii pa xeex mi fas yéene nañ ko taral. dañu bëggoon a def marche au niveau de Ndayane mais le sous-préfet de Sindia moom la ñuy jël comme garant accord yi ñu fa jëlee woon parce que ñëwoon na ànd ak ministre de la pêche lecture situation bi li mu ko jox mooy jarul ñuy marche parce que moom yaakaar na ne mbir mi daal dina sotti comme loolu mujjewul fenn suñu paree dinañ delluwaat ba si moom parce que acte bi moom moo ko garantiroon dinañu wax lan moo fi jëlee wax ya ministre ba waxoon su passé loolu buñ ci gisul solution waxuma la toogaayu ñaxtu waaye tëddaayu ñaxtu dañ ko def buntu pale Popenguine. ñi dëkkee Popenguine Ndayane di xamle ni nag lu jëm ci amal foofu port bañuñu ko waaye nanguñu benn yoon joxe 1,2 ak 200 hectares ci seen suuf si. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. RFM Sport. yegg si léegi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Njóobu nuyu mbokk auditeur rajo Futur Média xibaaru tàggat yaram yi dañu koy daal di door rek lii du tournoi UFOA ca Thiès tey jii nag la ñuy daal di amal ñaareelu demi-finale bi diggante Sénégal mi ko organisé ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Côte d'Ivoire kon bokk contre Mali je veux dire jàppale nag ci googule jongante ka ca am ndam di nga qualifié ci li nga xamante ni daal moo di finale fekk fa ñi di waa Ghana mi nga xamante ni démb ñoom itam ci demi-finale bu njëkk bi daal nañu am ndam seen diggante ak Côte d'Ivoire 3-0 qualifié final jàppale nag butu équipe bu Ghana googule benn nit ko daal di dugal di Moumini Chafin moom mi nga xamante ni attaquant la ca Ashanti Kotoko bu Koumassi ñu daal di wax ci équipe génération foot mi nga xamante ni ki démb CAF di kuréel bi nga xamante moo ŋànk football fii nii ci Afrique daal na jël dogal jongante bu nar a dox ci diggante ak Zamalek ñu daal di ko joué waat ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre lañu jàpp kon boo ko googule jongante ca Caire waa CAF sax daal di xam ne ni dana am ay mesures yi nga xamante ni daal dañ ko daal di jël ngir ci lu jëm ci wàllum organisation ak itam prise en charge équipe bi nga xamante ni moo di génération foot ñu ànd ak Abdoulaye Diop.
ginnaaw ab réunion bu comité organisation compétition interclub yi ba ñu génnee ci boobu lépp daje amoon ci talaata gi foofee ca Caire la ñu fa jëlee nag di match Zamalek Génération Foot dinañu ko joué waat ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru octobre bu juróom-ñetti waxtu ci ngoon jotee foofee ca Caire Zamalek war a dëggal stade bi dalal boobu lépp ndaje lu mu sori samedi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi ñu dëdmal CAF nag dina jël en charge bépp frais de voyage waaye tamit hébergement bu Génération Foot ak officiel boobu lépp match comité bu discipline bu kuréel gu ëmb football fii ci Afrique dina amal ab examen bu yees bu dossier boobu ñeel lépp li nga xamante ni moom CAF mën na ko ndogal li mi ngi waddee nag ginnaaw rek ba ñuy waaj a amal tirage au sort groupe Ligue des champions si fàttali Génération Foot ñoom ñoo daal di gagné woon match aller ba ñaari bal ci benn dirigeant wu Grenade yi daal di lànk rek bépp xalaatub joué boobu lépp match retour bu 16e de finale yu Ligue des champions africaine CAF di leeral ci bataaxalam bi ne équipe bi nga xamante ni moo ñàkk dina joué ñaareelu tour préliminaire yu coupe des confédérations fanweeri fan ci weeru octobre pour match aller bi ak juróomi fan ci weeru novembre ñeel match retour bi. ñu daal di wax ci équipe nationale A bu Sénégal mi nga xamante ni ëllëg ci bu midi jotee ca Singapour dañ fa daal di tase ak ñii di waa Brésil ci wàllu jongante xaritoo la Sadio Mané ak ñoomu àndal ni ki démb sax ci ngoon dañuy amal ab séance d'entraînement am na nag ña ca manqué moo di Mbaye Niang ak kii di Edouard Mendy di góol ba ñoom ñaar ñëpp ab gaañu moo leen daal di kon bokk xañ googulee jongante waa Brésil mi nga xamante ni ñoom itam daal nañ yegg si foofu la ca Singapour ñoom daal nañ amal ab séance d'entraînement jour yu ci mel ni jour PSG di Neymar Marquinhos Thiago Silva ñoom daal nañu tewee googule séance d'entraînement googule jogante na diggante Sénégal ak Brésil na ma ko waxee ëllëg di jeudi ci bu midi jotee di heure Dakar 20h di heure locale foofu la ci Singapour lañ koy daal di amal di ngeen ko mën a déglu itam en direct ci rajo Futur Média kon bokk Alaaji Njogu yaakaar naa ni li moo fi gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf sëñ Cheikh. ak RFM kumpa jeex na. ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ànd ceeg Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi Sénégal mooy nekk pays invité d'honneur bu festival des musiques urbaines d'Anoumabo ci réew Côte d'Ivoire kii xamle li ni mel di artiste ivoirien bi di Salif Traoré ñu gën ko xam ci turu Azalfo moom mi nekk lead vocal bu groupe Magic System nekk itam commissaire général u festival boobule ministre de la culture bu Sénégal daal dina ko dalal niki démb ñu déglu ko ci. Je crois que la culture doit être pont entre nos peuples. lii di culture dafa war a nekk ab pont diggante suñu ñaari réew yi te bu ñu gisee li lëkkale Sénégal ak Côte d'Ivoire lu jaar yoon la rek ñu daal di amal bile initiation fii ci Sénégal nekk réew aada waaye tamit cosaan ba tax na teewaayam ci bile festival dinañu indil lu bëri Sénégal réew Youssou Ndour Omar Pène El Hadj Diouf Sadio Mané loolu di tekki ni wàllum culture ak wàllum tàggat yaram sénégalais yi am nañ lu bëri lu ñu mën a joxe kon nag dinañu kontaan lool ci seen teewaay. Et nous serons très honorés d'avoir le Sénégal à Anoumabo. fukk ak ñetteeli édition FIMUA bi daañu ko amal kon ca Abidjan ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril atum 2020 aada dina fës lool ci édition 2019 bu màggalu Touba Guilé am na ay exposition yu bëri yoo xamante ne kuréel gi ñu naan Institut international de recherche du mouridisme taxawal na ko foofu ba noppi ñu ànd ak Marema Diop ngir yeneen i leeral la ci ay stand yoo xam ne ñu ngi ko samp lu sorewul dara grande mosquée bu Touba fii nag ay portrait yu Cheikh Ahmadou Bamba moom lañ fi takk ay écran plat itam di wër fu ne ñuy gis ay bind jaar-jaar jàngale ak it xasida lépp lu Cheikh Ahmadou Bamba di défilé ci écran plat yooyee innovation bu ren bi nekk wàllum digital Mourtala Sey di secrétaire général bu grande exposition yi le au 21e siècle foofu ñu génne ay xarala yu bees yoo xam ne ci diggante bu gàtt da nga ci mën a jàllale lu bari ci diggante yu gàtt nit ki dana mën a lire loo xam ne su fi jógee dana mën a dem gëstu wéyal ak gëstu def ko en anglais en français en arabe. jàngale nekk lu am solo te yitteel kii di xalifa général des mourides lu nu mel tax exposition bi daal di tijjeeku su di bëri jëmale ci lu nu mel. dañuy wone li nga xamante ne moo jëm ci li Sëñ Tuubaa def ci wàllu jàng ak jàngale ak yar
te loolu muy lu am solo ci diine soo ko dundee ci diine dara desu fa Sëñ Tuubaa nag liggéey loo xam ne kenn xamul nu mu toll bind ci loo xam ne kenn xamul nu mu toll yar ci ñoo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu nag ci exposition bi dañ koy génnee gaaral ko ngir mën koo xam. grande exposition yi nga xam ne wàllu mouridisme rek moo ko tax a jóg nekk ci seen fukkeelub édition ñi ko organisé di Institut international de recherche du mouridisme. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yi nit mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM.